Walfadjri. jërë ngeen jëf ci seetaan beeg déglu bi mbokki xarit yi dal leen ak jàmm ci seen émission sortie tey ji nag ci 8 mars bi sortie di dalal soxna su màgg ci réew mi ku ñu ràññee lool moom soxlawul ñu koy présenté muy professeur Amsatou Sow Sidibé jiite parti bi di Kaar Leneen professeur ma nuyu la dalal la ci émission sortie. Ndeye Fatou ma lay fay di la siyaare di nuyu di siyaare population bi yëpp. rawatina nag jigéen ñi ndax dañu nekk ci journée internationale de la femme ñu leen di sargal di leen siyaare waaye di nuyu aussi suñuy càmmin ndax xam nga jigéen mënul def dara su fekkee ni góor ñi jàppuñu ci comme góor mënul dara su fekkee ni jigéen ñi jàppuñu ci kon boog journée internationale de la femme man damay considérer ne sax ni mooy journée internationale bu njaboot gi yëpp. voilà. waaw ma lay souhaiter d'abord bonne fête professeur. ndax macha allah jigéen nga te référence nga ci képp koy soxna. mais ren ñu koy fête nag ak xol bu naqari ndax diggante daaw ak ren jigéen ñi ñu faat bëri na lool violence faite aux femmes dafa gën a yëngu gën a bëri fii ci Sénégal yow ban yëg-yëg ngay am ci lu ñu mel. waaw xam nga jigéen ñi xeex nañ ko. dem nañu ci ay conférence internationale xeex nañ ko ci biir réew mi ba am ay loi parce que 1999 amoon nañu loi boo xam ne Abdou Diouf président Abdou Diouf moo ko fi indi woon ñu ne kenn duñu nangooti ñuy violenter jigéen di leen def violence bon waaye li ñu seetlu temps yi moo di ne violence dafa ëpp ci suñu réew violence na fa mu gën a ñaawee ñu ngi leen di dóor ñu ngi leen di faat ñu ngi leen di violer ñu ngi leen di def ñu ngi leen di saaga ñu ngi leen di dal bundu xataal bu métti 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 te loolu defe naa ni baaxul ci réew ndax kat jigéen bu fekkee àndul ak sagoom ndax liñ koy def mettital bu bon la eh bien loolu problème la alors man dama ci nekk di ci gëstu dama remarqué ni sañu société yëpp am nag violence waaye rawatina ñun suñu société parce que ni ma seetee suñu société fa mu waroon a teg jigéen tegu ko fa suñu boroom bëgg jigéen nekk fa suñu société bëggu fa yóbbu jigéen yi discrimination li ñu discrimination xàjj ak seen dafa dal ci jigéen yi dañ leen xeeb jigéen yi dañu defe ni xëy na sax yenn saa yi dama naan ndax ñun teg nañu jigéen nit moo tax ñu jaaxle lool bëgg ñu artu ci ñi ci war a dugal seen loxo yëpp ñu dugal ko ci bàyyiwuñu kenn nag muy état bi muy famille yi muy kilifa diine ak aada muy éducateur képp ku ci mën a dugal sa loxo nga dugal ko ci parce que xam nga réew mënul dem su fekkee ni jigéen ñi ànduñu ak seen sago boo demee ci liggéeyukaay ba doo mën liggéey yaa ngay xalaat yaa ngi am mettit sa bopp a ngi metti feebar nga ndax xam nga violence baaxul ci yaram kon boog loolu day nasaxal réew nasaxal économie fexe indi problème de santé pour jigéen ñi donc baaxul daal dañ ko war a xeex nag waaye dañu war a faj suñu société nii muy demee ni jigéen ñi kontaanuñu ci waaw ndax niñ leen di defee discrimination niñ leen di xeebee niñ leen di bund xataalee
dafa war a dagg. lu war a dagg la nag. est-ce que du looloo tax Afrique mënul développer ñàkk jox bi ñu ñàkk jox gëdd jigéen ca na mu waree. man duma généraliser dama naan suñu réew. Sénégal parce que saytu naa ko suñu réew discrimination bi xeeb jigéen bi dafa bare te dafa war a dagg. te dañu war a fàttaliku ni suñu boroom moo sàkk jigéen wekk ko teg ko ca kaw jox ko ay àq ak ay yelleef xam njariñam waaye suñu société nag lu ci bare doxalee wuñu noonu. mais loolu li ko jiitu est-ce que du code de la famille moo njëkk a néewal jigéen parce que ci code de la famille jigéen amu ci wàllu wu rëy. non du code de la famille. code de la famille bi taneel na mbir yi. xam nga il faut que ñuy dellu ginnaaw def histoire parce que man fa may duut baaraam mooy fa islam soqee ko waxuma l'islam de fa islam soqee ko ci arab yi bu jigéen daan juddu liñ ko daan def dañ ko daan suul muy dund ñu suul ko ndax pour ñoom jigéen du woon dara loolu tax toujours dama naan suñu borom moo xam lu tax mu yóbbu mu fexe ba islam juddu ci yooyu gox mu ne leen mais bàyyi leen lii ngeen di def jigéen ñi man maa leen sàkk góor ñi mais toppatoo leen def jox leen seeni àq ak seeni yelleef alors malheureusement bi islam juddoo nit ñi pratique yi amoon avant islam moom la ñuy continuer te ñun suñu réew am na ñoo xam ne xam nañu l'islam ndax l'islam dafa wekk jigéen day toppatoo jigéen am na ñu koy doxalee noonu waaye ñi ci ëpp na jigéen nekkee woon avant islam noonu la ñuy doxalee pourtant ñun suñuy tradition ci suñuy baaxi maam dañu tegoon jigéen ci kaw waaw boo demee fu mel na waalo mais jigéen dañ ko tegoon ci kaw après nag dafa am ay bouleversement yoo xam ne li ñuy wax civilisation indo-européenne moo ko fi indi boo nee indo-européenne mooy dëkk naar yi avant islam ñëw fa ak dëkk tubaab yi dëkk tubaab yi ñoom dañu daan def nan naar yi daan def avant islam ah oui ben oui tubaab yi li ñuy wax le pater familias de droit romain nga xam ne dafa amoon pouvoir de vie et de mort ci jigéen ñi ak xale yi bu bëggee rey jigéen rey ko bu bëggee rey xaleel rey ko loolu civilisation indo-européenne la donc arabe yi na mu meloon avant islam ak tubaab yi nañu meloon ci période romaine par exemple ñun xamuñu woon loolu Afrique léegi Afrique nag dafa am yu civilisation yu ñëw dugg ci suñu biir tubaab yi nañu doon def avant dugaloon nañ ko suñu réew mais ñoom sax ñu ngi changé léegi parce que xam nañu loolu jaaduwul ñun nag la arabe yi daan def te islam tere ko ñun moom la ñu bëgg dugal suñu réew mooy lan mooy xeeb jigéen mooy dóor jigéen mooy faat jigéen mooy ne jigéen yoo doo dara te yàlla nee na jigéen mooy lépp waaw fi de ku fi dox ci suuf jigéen la jur mais c'est ça jigéen moo la jur ñun dañuy déglu ci rajo yi ak ci télé yi ay wax yoo xam ni mais dañu naan ñun fu ñu nekk mais lu jëm ci tradition ak jigéen talaatay ndeer dama koy dégg ñu koy wax mais concrètement lan moo jógee ci talaatay ndeer ba ñu jàpp ne lii existé na est-ce que du lu ñuy yele nii rek pour gën a jàmbaaral jigéen ñi non lu am la man xam nga man waalo la sama yaay jaw la sant waalo la kon boog ñun ay jigéenu ndeer lañu ay jigéen yoo xam ni dañu xam justement njariñu jigéen ndax société moo demee woon noonu mais lu symboliser ne lii amoon na jigéen ñi duggoon nañ ci nekk waaw jigéen ñi bi ñu bëggee ñëw noot leen daan leen def leen i jaam ñu ne ñoom duñu ko nangu rey seen bopp moo leen gënal ndax dañu xamoon ñoom seen ñooy ñan bëgguñu woon ku leen toroxal te dañu bëggoon a continuer am njariñ su fekkee ne mënatuñu ko ndax dañ leen di defi jaam
takk leen buubu njaam. ñu ne ñoo lànk. loolu la woon daal di rey seen bopp. parce que xam nga affaire u dignité affaire u jikko affaire u valeur mooy nit. waaw valeur mooy nit. Aline Sitoé am nañ fi moom kay duñu référence yi duñu fi jeex soxna Maam Jaara Bousso. tout à fait ci mois de mars bi ñu koy siyaar mu nekk jigéen boo xam ne wallaay amal bés ci kaw màggal moom référence la. wax dëgg yàlla ñu nekk nag ci période boo xam ni. ñu ngi koy siyaare ji Poroxaan. waaw wax dëgg yàlla di am mbégte lool sax. di xool ca moom. di xool ci soxna Maam Fawa Wade Wele. di xool ci ñoom Aline Sitoé ak jigéen ñu baax yëpp. Imaam Astu Jànqa. Maam Baye Niass. waaw Imaam Astu Jànqa ak. boo demee aussi ci communauté Layène bi aussi. soxna yu baax ya fa jóge ak fépp ak suñuy mbokk famille omarienne. man daal bëgguma cité. parce que boo cité rek boo limee rek. da ngay juum waaye am na ay jigéen yu baax. yu soxee ko suñu réew. jigéen yoo xam ni bu ñu xoolee ci ñoom duñu juum. waaye jigéen yoo xam ni dañ leen war a teral. comme ni ñuy teralee tey. soxna Maam Jaara Bousso ca Porokhane. waaye jigéen dem ba valeur am moom it mu koy wàccee ndax boo xoolee tey génération actuelle ñuy jëlee seen yaram rek daal di ko yombal ci biti ku nekk di snap fii ñii di def ay selfie yu kenn xamul jigéen tamit est-ce que moom it ni ko société wàccee concourir ci ni mu jëlee valeur am di ko wàccee ci jëmmam surtout. waaw du lu war nag. jigéen day xam boppam. parce que man dama ni jigéen boo gis leader la potentiel. war na mën a nekk leader. su fekkee ne xam na mooy kan ak la mu war a def. ba pare am courage di ko def mu nekk nag ci lu baax. waaw éducation dafa xaw a doy waar léegi suñu réew. waaye nañu xoolaat naka la ñuy defee ci suñu réew lan moo tax éducation yàqu ci famille yi lan la ñu def lu mel na jigéen yi ba éducation xale yi yàqu dañuy xool dama bëgg ñu xóotal éducation bi lan moo tax mu yàqu ndax jigéen solom ci éducation mais naka la ñu traité jigéen yi naka lañ leen jëlee ba nga xam ne éducation bi ñu waroon a jox seeni doom defuñu ko foofu la ñu war a gën a xool ndax affaire famille yu problème bu sérieux la waaye dama ni xale yu jigéen ñi war nañu tamit ñoom it société bi fexe ba li ñuy wax les valeurs man damay dellu si ci valeur ci jikko yu baax jikko yu rafet dikkaat ñëwaat ba suñuy doomi jigéen ñi du ñu yàqu parce que effectivement boo duggee ci réseaux sociaux yi li ngay gis daf lay naqadi te loolu yóbbuwul réew fenn kon bokk loolu laa ci bëgg a wax ku ci nekk daal defal sa wareef soo defee sa wareef yëpp dafa naa ñooy baax waaye it suñuy référence yi dafa mel dañoo démissionné quelque part ci éducation yi war ci xale jigéen ñi ñu mel ni yow ñu mel ni ñeneen li jëm ci sensibilisation ak wax ak jigéen ñi des na tuuti tamit. man de ci lay dund man duma lekk ceeb loolu rek moom mooy sama dund du dëgg. waaw dama nekk xaleel. am ay 17 ans. commencé di liggéey pour jigéen ñi ak xale yi. nekk ci ay kuréel ay am vaillante. jóge fa dem tugal dellu si suba gu nekk. ma dem rajo Sénégal 7 heures di yee jigéen ñi ci seeni àq ak yelleef ak ci seen responsabilité la ñu war a def seeni wareef di ko def ba léegi nekk ci association yi association juriste sénégalaise rafet yeneeni kuréel ba pare di jàngale droit de la famille université jàngale naa ko lu ëpp fanweeri at n'est-ce pas kon boog man loolu laa mës si def te duma ko bàyyi ndax dama xam solo nit laa wax solo jikko yu baax kon boog loolu mooy sama xeex xawma kan de waaye man
démissionné wu ma ci côté déedéet du ma ko def moom tey laa ko gën a dàbbali tey laa ko gën a dàbbali waaw ci weeru mars bi nag ak jigéen nag yërmandeem am nag tawat bu dugg si ci suñu réew bi muy coronavirus doon jàngoro boo xamante ne daal yéem na ñu bëri tere na nelaw ñu bëri waaye dafa am benn fait bu marquant ci jamono yii buñ ci tollee dañuy bëgg ñëpp boole xol yee xel yi c'est bien c'est beau loolu moom lu ñuy rafetlu la mais nag du tee ñu ñëwaat ci li nga xam ne moo bën sëg bi ndax boo xoolee quelques jours ci ginnaaw amoon na 13 étudiants sénégalais yu nekkoon ca Wuhan Chine doon woote wëllu njiiti réew mi président Macky Sall ne mënuñ leen jëli d'abord avion yi war pour ñu jëli leen amu fi mais tam lu jëm ci buñ ñëwee ndax duñu exposé ñi ci des loolu it bokk na ci raison ñu dem ba étranger dugal boobu feebar ci si mim réew boobu état d'abord warul demander pardon à son peuple avant di wax ak moom ci leneen lu jëm ci boobu jàngoro. lenn daal xam naa ko. mooy feebar bu garaaw la. état daf ko war a jël très au sérieux fi mu nekk nii yenn parparloo yi amatuñu droit di ko def. tant que réglé wuñu problème bi. waaye sax askan wi ku ci nekk ci yow war nga def sa wareef. pour ñu fexe ba. lii ngay wax vraiment mu yem fi mu bañ a law lu dangereux la nag mais effectivement état bi war na fexe ba contrôler de façon très stricte wax dëgg yàlla amul dugg fii génn fii na contrôler frontières yi nit ñi ni ñuy dugg see di ñu indil feebar bi loolu moom c'est un peu compliqué wala loolu moom dafay nekk lu doy waar donc mais bañaloon ko ay sénégalais ñu ñib si ñu bëggoon a ñib si tey jii ñu dem ba étranger indim ñu ko ñun koy sénégalais wàll ñu ko sax moo ñu gënal étranger jóge ca biti ñëw di ñu ko wàll quand même en tout cas li sama bopp ma da gënal du bañ naa la waaw li may wax daal mooy nañu contrôler les frontières dugg bi génn bi la ñuy saytu xool ko Sénégal warul nekk ubbeeku ŋàpp ku mu neex nga ñëw dugg si parce que man am na par exemple ay benn roppalaan bu ñu ne ñëw na boru Casamance te kenn dalu fa kenn te xam nañu France yëf bi bare na fa man daal bu doon sama sago ñooñu dañ leen surveiller de plus près ba pare ñi nga xam ni ñu ngi duggoon ci avion yooyu mu am ay nit ñu ne am nañu affaire bi feebar bi mais nañ leen wut ku ci nekk te téléphone yi ñu wax nañ ko ubbi di ko jël maa ngi dégg benn nit buy kaas naan moom mu ngi def tout pour jot ni mu war a jot mais kenn faalewu ko kon boog nañu jël yëf bi au sérieux nañ ko jël très au sérieux ndax feebar la boo xam ni ñaanuñu yàlla mu law na fi yam alors ku ci nekk nag ci ñun tamit na def la même chose les communautés là nañu jóg en toute solidarité fii moom nañ joxante loxo solidariser wu ba affaire bi du jëm kaw du gën a avancer ndax kat mooy njariñu askan wi feebar la bu garaaw a garaaw ma ciy profiter sax pour seet naka dama seetlu ni Sénégalais bi dafa defe ni li mën a dal ñële mënu koo dal moo tax ma xaw a tiit ñun dañu xaw a féex bàyyeeku ñaani lu am solo la ñaan am na solo ñun dañuy bu ñu xëyee suba ba ngoon dañuy yendoo ñaan yàlla fànqal ñu lii waaye nag yàlla bàyyi sa tool du dëgg kon bokk nañu fagaru moo gën faju ndax ku ñu waxoon ne 1 mois ci ginnaaw feebar bi dina dugg ci réew mi ñu ne la waxoo dëgg c'est ça kon nag tey jii mais lu jëm si loolu xam nga fii dañoo am ay réalités sociologiques religieuses ak yooyu noonu waaye grand rassemblement ndéem yeneen réew yi ndëgam Arabie Saoudite moo dakkal umra fa nga xam ne fa la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tëdd foofu nga xam ne moom la ñëpp di jublu ci jullit yi ñoo tëj seeni frontières waa grand rassemblement yi fii ci Sénégal tamit duñ ci wax dañ ci war a wax man dama yaakaar ni dañ ci war a wax ndax affaire bi garaaw na garaaw boo xam ni du ñu bàyyi nit ñi ak seen bànneex fii état il faut mu jàppale askan wi parce que état dafa war a orienter jàppale askan wi man defe naa ni ku ci nekk bëgg organiser dara bëgg nit ñi ñëw ci il faut ñu seetaat ko
ah oui waaw il faut ñu seetaat ko. Sëg- ba waaw. affaire bi ba ngelaw lu bon li dem. waaw ñu soog a ñëwaat nag rek. sëgam président sax jël nay précaution ba ministre yi mu njort ne am nañ feebar bi ñëwuñu conseil des ministres waa ñun askan bi ba peuple bi ñu nit état duñu taxawu ba lu jëm ci luy jaxasoo ak luy lawal feebar bi ñu jëm ko dakkal ci nu mu gën a gaawee yow sànq bi ñuy gisee jox nga ma leçon bi pas de joxe loxo pas de accolade parce que dañoo ne ci coronavirus. Mais c'est ça. mais ku ne na nga jël say précaution mais c'est ça. léegi booloo jaxasoo yooyu noonu est-ce que duñu gën a exposé tamit. war nañ ko arrêté. ba yëf bi ba ngelaw lu bon li dem. waaw bu ñu normalité ñu reprendre. mais ku ci nekk na am xel. dañu war a am xel xam ni feebar bi du feebar bu yomb feebar bu garaaw la. te xamuñu fan la ñu jëm y a des risques. yàlla nag bu mu développé wu na fi yam bàyyi ñu tranquille ñun ñu toppatoo suñu mbir. mais nañu fagaru. fagaru moo gën faju ñu toppatoo suñu yeneen i mbir rek. suñu jógee ci feebar bi. ñëw nag ci leneen mu di waxtaan wi am ci réew mi. penco mi ñu woote muy dialogue national professeur gisoon naa ko ci ouverture bi yaakaar naa ma seen ko ci benn rencontre waaye diggante bi de gisatuma la fi. ndax dangaa jàpp ne lii perte de temps la te yow sa temps dafa précieux li la war ci étudiant yeeg ci soxna yeeg tout tànk yi mu la ëppal solo dem ci di raggante ginnaaw wala di décider loo xam ne ëllëg du mujj fenn gisatuñ la ci dialogue bi lu xew. Ndeye Fatou yaay laajte lu nekk man dem naa ci dialogue bi. ñaari yoon après dama ko daggal. ndax lan. mais dama décider woon ni duma ci communiquer. parce que première réunion deuxième réunion léegi yàgg na. mais ba ma demee ba tey waxuma ci ak kenn waxtaanuma ci ak kenn. man ma ñëw laaj la ci man mu sob mi. en fait ni mu demee woon. moo taxoon ma génn ci. nan la woon xam nga dialogue bi. président de la république dafa ni dialogue national. man tam comme dialogue dafa am solo ci askan te dama ko mës di jàngale xam nga am naa ñaar fukki at institut des droits de l'homme et de la paix. te fépp fu tàkk-tàkk am ci àddina bi damay dem pour wis ci ndox mu sedd. buñ ma dee dialogue te ma gis ni sama réew. problème yi bare nañu xiiroo bi ŋaayoo bi bare na damay sawar ci dialogue. bi mu waxee dialogue dama tëb commencé di ci bind di ci réfléchir ci laa doon wax sax dañu war a wax au lieu de dialogue concertation maanaam diisoo dañuy diisoo ma bind naa ci développé lan moo war a tax ak mbirum pétrole bii ñëw te xam nañu pétrole moom dafa mel na boo ci moo almet dañu jege bind ci wax naka lañ ko war a defee commission yi ñu war a créer ñan ñoo ci war a ñëw ñaata semaine wala ñaata weer la war a am yëpp ma dem jébbal ko autorité président de la république laa ko jox nga war a xam ne sawar naa ci dialogue ndax gëm-gëm la waaye ba ma demee première réunion may xaw a xeeñtu yëf yi la muy xeeñ ci man neexul. deuxième réunion boo xam ni yeggalewuma ko. ndax lan ma gis ni waaw ni ma gisoon processus bi pour man dama ragaloon ni duñu yóbbu fu sore. waaw dama ragaloon ni duñu yóbbu fu sore. looloo nga ca. donc processus bi ni mu demee amuñu woon terme de référence maanaam xaatimuñu kayit goo xam ne bu ñu ñëwee rek commencé liggéey bi. amul woon ba pare mu am ay institution yoo xam ne ñoom seen liggéey li mu waroon a nekk mooy jox ñu ay avis technique question bi yaakaar naa ni nii lañ ko war a régler. beneen question bi yaakaar nañu nii lañ ko war a régler ñuy dugg ci lu seen yoon nekkul. ñoom ñu defe ni ay politiciens lañu fi yow war a xam dañu war a orienter naka la ñuy doxalee. kon daal yéen dañ leen woo ba ngeen ñëw ñu mel ni ñu tiim seeni élèves di leen jàngal nan la ñuy defee.
c'est-à-dire que du sax loolu laa bëgg a wax. li ma bëgg a wax mooy xam nga institution dafa am lu ko war a tax a jóg mais parloo ak dugg ci naka la ñuy gérer yenn mbir yi du woon seen place. yooyu yan institution la ñi jiite dialogue bi la wala. non ña nekk ci biir dialogue bi parce que am na ay institution yu ci nekk mais yemuñu sa seen place institution yemuñu ca place institution. ba ma gisee lii ma ni waaw ñun ñi nga xam ne ñun ay universitaire lañu ñun genre société civile lañu ñun xam-xam bi lañu bëgg indi. askan yi profité ci. mais ñun suñu place du fii. loolu laa remarqué woon. da nga gis daal ay jën yu ndaw di cëppi ci kanamu baleine yeeg requin yu mel ni yéen yi nga xam ne yéen a leen ëpp njëriñ ci mbir mi ngeen bàyyi leen ko. xam nga Ndeye Fatou Sénégal dafa war a wekk xam-xam. gis nga bu ñu respecté wul xam-xam du ñu dem fenn loolu laa gis fii xam-xam. valoriser wuñu ko. te dañ koy def exprès nag ndax dañu xam ne xam-xam moo mën a yóbbu réew fa mu bëgg yegg. loolu leer mais dañ koy fooyee. yeneen réew yi boo demee fu mel ne États-Unis mais dañu valoriser xam-xam. demal Japon rek. demal Japon. waaw. demal ci dëkk. Corée yi bëgg avancer. mais sañu réew dafa am lu ñuy fooyee xam nga lu ñuy fooyee ne. yow borom xam-xam la daañ leen nappaaje. bu ñu leen nappaaje émergence. nappaaje développement. wallaay. nappaaje droits humains nappaaje démocratie nappaaje paix. ndax xam nga li ma wax. bu baax. kon boog man yooyu. xajuloo ci professeur yaa ko mag. yaa mag loolu. xam nga. yooyu war nañu ci liggéey. suñu réew yi daal war nañoo màgg. suñu réew yi dañu war a màgg. génn ci statut xaleel bébé liir buy raam yegg ca kaw. yegg guñ fenn nag ndax suñu mentalité dafa nekk problème. loolu nag du problème rek ci dialogue bi problème national la. mentalité bi moom fépp la moom. kon bokk léegi. loolu moom cin bi fépp la ciy baxee. non nañ changé secteur boo dem nag damay waaru daal léegi daal. damay toog bu ñii di gas ñii di suul Sénégal. waaw Sénégal daal. dëkk la boo xam ni ak mënoon a neex. waaye Sénégal dëkk la boo xam ne nit ñi. léegi war nañu seetaat seen bopp. seen bopp rawatina raxas xol yeeg xel yi. mais c'est ça. am na ci solo lool. sinon duñ dem fenn. duñ dem fenn. waaw loolu foo dem rek secteur boo dem am na fa. mais ba tey duma la bàyyi ci dialogue bi ndax man damaa xëy président def benn liste yow ci nga bokk. waaw man waaw concerté man ba ma demee ca liste ba. waaw. bi may génn nee naa président Famara Ibrahima Sagna génne leen ma ci liste bi. mu ne ma loolu président moo ko mën a def. président ba mu lay dugal laaj na la ci liste ba. non man maa ngi demoon ci turu non aligné yi. waaw te dama ci sawaroon. man kenn gënu moo woon a sawar ci dialogue bi nee naa leen maa xaatim daanaka. orientation générale bi. jébbal ko président de la république. mu tontu ma ne dinañ ko jël en charge. ñu def ay commission na ma ko proposé woon. man confié woon nañ ma sax benn commission. confié woon nañ ma benn commission naka la sax. mbaa du commission jigéen ñi décentralisation territorialisation. mais. na yëf yi di demee na yëf yi demee woon. Ndeye Fatou. tu te dis que lii mënul jur lu ñuy yóbbu fu sore. xam nga dialogue concertation médiation dafa am yoon. waa professeur yow ba ngay dem gëmoon nga ne dialogue bi c'est sérieux. dama bëggoon mu sérieux. man mësuma kaa gëm man. man fépp fu dialogue am. concertation maa nga fa. loolu ma yóbbu Casamance. ca biir Balia. ca biir fa ñuy jamee nit ñi paaka. pour jàmm dellu si Casamance. ma def ko ay at ak gëm-gëm.
alhamdulilahi rabbi alamin mais encore une fois man loolu fu mu am man de ku ma fa woo doo ma sax woo ma ñëw waaw man duma sax xaar ku ma woo parce que dañoo bari problème xoolal problème corona virus bi dugg si te xaaruñ ko woon benn yoon est-ce que mën nañ ko lijjanti xol yi booloo bu fekkee ni ku ci nekk yaa ngi xalaat ni am nga jafe-jafe yu dul jeex du xaaj waaw mais man dialogue boobu noonu solidarité waaw ba tey mais dialogue bi xanaa politique rek la tey ñu cee dindi leneen parce que man dégguma dialogue syndicat yaa ngi grève dégguma dialogue ci secteur économique bi ndax économie bi des na dégguma dialogue agriculteurs yi ndax gis nga campagne agricole bi ni mu demee te ñoo bàyyi nag yeneen secteurs yi bañ leen ki ci laxasaaye di leen ci boole ndax lii dialogue politique la du dialogue beneen non am na dialogue national bi dafa am dialogue politique ak yeneen ni dialogue économique social anañu ñoom ñu ngay liggéey xanaa gisuñu syndicat yi mais contexte bi waa saye sax ñu ngi grève moo àndul ak sérénité contexte bi moo àndul ak xel mu dal parce que ku ci nekk yaa ngi mer gis nga étudiants yi ñu ngi xeex ak alkaati yi enseignants yi ñu ngi grève consommateurs yi ñu ngi waxu courant électricité gis nga mouvement ñoo lànk ñu ngi génn tout le temps justice bi dafa am problème donc bref il y a beaucoup de problèmes te yëpp li tax contexte bi morose maanaam contexte bu naqadi la pour dialogue c'est que état bi xëy na engagement yi mu jëloon moom la bañ a respecté donc loolu day tax ba nga xam ni bon da ngeen di dialoguer mais sur lan da ngeen di dialoguer pour que enseignants yi liñ leen war a jox ñu jox leen ko te accord te signé ko ba pare te mu doon ay accords yu ñu signé ba noppi mais c'est ça loolu koy jaratul discussion bon waaye mais yeneen tamit leneen lu jëm ci chef de l'État chef de parti statut chef de l'opposition ak démocratie dans les partis politiques waaye yooyu amul yu ñuy wan ginnaaw yu ñu réglé woon yooyu ba pare moo tax ma ne dialogue bi kii professeur tamit lii mascarade la mais lii du dialogue en tout cas complot la complot national en tout cas li ma bëgg wax rek mooy man xamaguma yan résultat lay produire duma wax man li taxoon bëgguma communiquer moo di ne bëgguma wax ci ñu ne man maa taxoon dialogue bi am ay perturbation moo tax depuis lors déggu leen ma moo tax depuis lors déggu leen ma bon j'espère que nag mu ngi avancé te bu doon toon 8 mars bi kenn du la dégg xam naa ne prétexte 8 mars bi ma la tegal lekk sonal la lëjal la wicc moo tax nga wax dama jàppoon sama ñàmbur yow yaa ma génn ci sama ñàmbur googu 8 mars jar na ko waaw ñu wéy nag ba tey ci leneen ndax dialogue bi ñu ngi koy wax pareeguñu coowal 3e mandat tàbbi ci miim réew loo xam ne jàppoon nañ ne wan nañu ginnaaw yow sa xam-xam màcc na ci wàllu droit président Macky Sall bu ñu sukkandikoo ci constitution bi ñu mujjee voté 2016 war naa laajaat 2024 oui ou non yow mu xanaa doona ma nii oui nii non non président Macky Sall warul demander 3e candidature dañuy juum di wax 3e mandat mais 3e candidature parce que mën na présenter wu bon keneen ñu élire keneen président mais moom waru ko mën moom xam na ko kan moo def projet de loi bi réformer affaire constitution bi kan la moom la moom moo ko joxe ba pare teg ci ne sama dernier mandat laa nekk moo ko wax ñëpp dégg ci loolu avant muy faluwaat 2019 la ko wax de waaye ba mu faloo ba tey déggatoo ko de waaw non mais man li ma bëgg wax mooy ba ñuy defar loi bi moom dafa am lu mu ñu waxoon léegi nag loi bi ni ñu ko bindee baaxul il faut le savoir article ci ban anam la baaxul parce que waxul dara ci mandat bu 7 ans bi mandat bu juróomi at bi la wax
dañ ne le mandat est de 5 ans. 5 ans. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats successifs. yow de yaa ngi ko mën par cœur. yow de yow boo doon dama koo kër. boo doon examen di nga am xoolal. waaw ban vice de forme la am foofu ci libale bi. xam nga ban vice de forme la am. dañ ko complété wul. dafa am lu ci manqué li ñuy wax disposition transitoire. ñu ngi koy wax depuis 2016 te kenn wuyuwuñu ci. mais oui foofu la. fan la amee vice de forme. alors fi mu amee vice de forme moo di ni dafa manqué li ñuy wax. disposition transitoire dafa waroon am. beneen article. bu ne mandat bu njëkk ba bokk na ci. parce que niñ ko bindee dañu ne mandat de 5 ans ñaari ñu ne mandat bi léegi juróomi at la. kenn nag mënatul am ci réew mi lu ëpp ñaari mandat yu tegloo. alors ban mandat la. ñaari mandat wu 5 ans yi la. wala mandat bu njëkk bu 7 ans bi. ak benn mandat bi mu jot a def de 5 ans. waaw man mi nga xam ne profane kese laa ci wàllu droit man de ni ma ko jàngatee. mooy ëllëg bu président Macky taxawee di laaj. conseil constitutionnel validé candidature am du ma mbetteel. parce que même cas bi moo produiroon en 2012 bi ñuy validé candidature maître Abdoulaye Wade. mais parce que dafa leerul. bind bi leerul. est-ce que dañ ko def exprès. wala njuumte la. njuumte mën na cee am wala exprès la. mais bu fekkee ni njuumte la. ki ko bind daal xaw naa doy waar. sa élève la de. ay déet mani. sa élève la professeur. ki ko bind. Ismaïla Madior moo ko bind te sa élève la. ki ko bind. li mu bind am na lu ci manqué lu am solo. kon boog lu ñu mën a régler la nag. bu ñu bañee coow am. est-ce que nar nañ ko depuis 2016. ñun wax nañ ko ci débat waxati ko ne nañ ko leeral. ndax rétroactivité dañ ko cee dugal waaw wala déet ba ñu xam ndax septembre bi ci la bokk wala bokk ci. waaw xam nga parce que Sénégal. dafa nekk un démocratie. kenn nag du bëgg sa der yàqu ci ñu ne yow yaa yàq démocratie bi. moo tax ma yaakaar ni moom dina nangu def disposition transitoire pour préciser ni 7 ans bu njëkk ba ak juróom bi muy 12 ans nag sax doy na ci président de la république doy na. mu dem noppaliku ji. su ko neexee mu ñëwaat. mais je crois que loolu la war a def d'ailleurs Guinée. waaw président Alassane Ouattara. nee na moom bu ko kenn waxati waxu 3e candidature. moom de leeral na mbir yi. nee na bëggatul ku ko wax yooyu. ba pare gis naa ni fu mel na Guinée. nit ñu bare faatu nañ ci. jaru ko yëf bi bloqué na léegi. li ñu waroon def barke démb nee nañ dañuy arrêté ba xoolaat mbir yi. ba moom it sax Alpha Condé leeral na ni moom it xalaatul 3e mandat waaye nag bay xaw na woy mbuus bien que su dee ne ay bakkan rot nañ ci ba noppi. bakkan rot na ci te bakkan dafa foor. waaw Sénégal nag ngir ñu dabu loolu est-ce que jotul ñu teel a leeral mbir yi président li mu wax ne li tax mënu cee tontu mooy su ne day dem kenn dootul liggéeyate su ne day toog coow li nekkul. waa léegi yow boo nekkoon place am yow looy wax Sénégal république bu toll ni Sénégal administration sénégalaise nga xam ne ñu ngi fi depuis Senghor ñu tëgg ko depuis booba ñooñu président buy toog buy dem ndax jàpp nga ne mën na leen tere liggéey. mais États-Unis ban président. moo mën a def nombre de mandat bi mu mën a am ne def ci dolli leneen. c'est-à-dire que buñ koy woteel rek xam nañu ni léegi mu pare. te bu pare keneen moo war a jël lay def day leer maa ngi ci bopp yi mais mënuñu yegg ba foofu. ah moo ma jaaxal. man loolu moo ma jaaxal de manit loolu ak a yomb. jàmm ne ñooy xol yi nekk benn ñu mën a liggéey développer suñu réew. nañu bàyyi nag loolu nga xam ni constitution bi li ñuy wax tripatouillage. jël constitution bi rek. caxatee ko. saa yu la neexee nga def ko bii façon saa bëggee mu xees wala mu ñuul wala mu bleu non yooyu c'est un problème. loolu bu ñu ko bàyyee rek suñu réew yi dinañu jëm kanam. mais man am naa yaakaar ni ak contexte mondial bi ak contexte africain
en Sénégal wala sous-régional bi ndax bu dee lii am Côte d'Ivoire ak Guinée mu ngi xeeñ moom. non. junj doy na borom xel waaw dellu nañ ginnaaw waaw junj doy na borom xel contexte boobu laay wax contexte bëggoon cee soobu waaye dellu ginnaaw. parce que nag Afrique aussi man Afrique dama ko gis mu war a yëkkati ko bëggatuma nit ñi dañu xoolee yenn bët yi naan ñii ñu ngi dem ci côté bi gën a ñaaw ci histoire. comme Trump la mu waxoon continent de. waaw buñ ko nangu. loolu te yaakaar naa ni président de la république dina xoolaat bu baax lii ñi nekk man waxuma ni moom dafa bëgg nekk def 3e mandat c'est peut-être pas sûr mais li ko nit ñi di waxal à sa place na ko dagg. na bàyyi ñii di wax bëgg lakk réew mi na leen ni toog leen seen place parce que lakk réew mi moom dara jar. waaye man li ma si jaaxal professeur nag. président ku ne amul droit am 3e mandat mu dàq la waaye ku ne am na ci droit du dara du la ci fekk loolu ñu jaaxal. waaw loolu nag moom lu tey na xel de la ah. tey na xel de. lu jaaxal ñëpp la léegi daal léegi. def na 7 ans war ci tegaat 5 ans. jàmm ne ñooy mu abal keneen loolu mooy démocratie. fukki at ak ñaar ci nguur présidence ak ni mu diisee. bëri coono lool. ak stress bëri coono ak stress. ak ay saaga ak ay lu nekk. wax dëgg yàlla dem noppaliku ji. su ko neexee mu dellu siwaat mais pour le moment comme charte yi loolu la wax te moom moo ni loolu la charte yi di wax. lenn rek moom ma ci xaw a jaaxal. mooy. comme dafa mën a am confusion. ci interprétation bi man conseil constitutionnel tamit war nañu wax ak ñoom texte rek la ñuy lire daal di interpréter. parce que bu fekkee dañu jël la lettre et non l'esprit c'est-à-dire li ñu lire nii ci kaw waaye xool ñu la nekk ca suuf dañuy indil askan wi coono li ma leen di ñaan mooy li ñuy wax nañu def interprétation téléologique. am na ci droit. interprétation téléologique. c'est-à-dire que quand il y a un conflit entre la lettre et l'esprit c'est l'esprit qui va primer maanaam. lii ci kaw léegi lii la wax. waaye la ca suuf leneen la. la ca suuf nga xam ni ki xaatim charte bi loolu la bëggoon moo war a tegu ci kaw li ñu gis nii. mais loolu ñun daluñu 2016. ndax président ba mu ne day wàññi mandat am du def 7 ans 5 ans lay def 2016 waa conseil constitutionnel xooluñu l'esprit. nañu xool la lettre la ñu def avis la ñu joxe ñu ne lii décision la nañu xool esprit. mooy yëf. mu ngi mel na baatin ak zahir mais esprit maanaam la xóot la ñu bëgg. la nit ñi li nekk ci xolu ka doon bind ak la nekk ci xolu askan wi mooy l'esprit. la ñu def ci kaw mën na nekk erreur. loolu mënul sut la nit ñi bëgg. nga am yaakaar ne dinañ def différence 2024 te defuñ ko 2012. moo jaadu. defuñ ko 2019. moo jaadu mais 2012 ci kaa Khalifa Sall bi ñu ne woon affaire am mbir mi jeex na tàkk alors que defoon na rabat d'arrêt. mais 2012. coono lañu indil nañu coono. ndeysaan ay bakkan daanu nañ rot nañ ci lan la lu ko jaar. ñu naan Sénégal. fukki nit ak juróom. waaw ñu naan Sénégal am nañu faatu woon. ndax kii de nit dafa bëggoon a burle xam nga luy burle. burle baaxul. waaw oui. Macky Sall dañ ko ñaan ne ko bu mu burle. na taxaw ci kanamu bari taxaw rek taxaw bu paree rek pare na mais bëgg burle du gaat bu mu ko nangu. ba tey Afrique bi nga am njort bu rafet ñun lan moo ñu dal malédiction la ba toujours njiit bu ñu am rek suñu mujj ak moom du neex dañ lay jox teraanga fal la fal bu rafet waaye pour nga delloo ñu ko day jafe lool. c'est que pouvoir mooy yéeg suñu bopp pouvoir baaxul boo amee pouvoir da nga naan teg gis nga li ñu wax wàcce sa bopp yàllaa ko fonk. dafa bokk ci jikko yu rafet wàcce sa bopp lu yàlla fonk la mais bu fekkee da nga am pouvoir rek dafay kii ba nga yaakaar ni
da nga nekk demi-dieu wala dieu. genn wàllu yàlla wala yàlla nag loolu sax bëggu ko. waaye yaayee nag. parce que fii ni ñuy jaamoo pouvoir. boo ko deful ndànk rek tàggoog sa sago. foo jub ñu ne la son excellence. boo ne isol ñu ne yaaram kàllaa. non seulement mais. ñun ci population ci boppam. yal na ma yàlla baal ca ñama koy wax du ñëpp dañu war a yaraat seen bopp. seen anam ndax population bi ñu ci bare dañ lay jey. pour am dara ci yow. ñu ci bare noonu la ñu mel. te dafa war a dagg. ndax loolu soo ko defee yaa ngi gaañ kan kay def gaañ ñeneen ñi. mooy fama naxante ba am li nga bëgg. mais c'est ça c'est pas bon. c'est pas bon nañuy bàyyi kilifa yi nga xam ni ñooy diriger ñu diriger ak sago ñoom ñu am xel xam ni dañu war a def bonne gouvernance diriger bu baax voilà. loolu leer na foofu moom ñu bàyyi ci waxu troisième mandat ñëw nag ci leneen mu di lu jëm ci jàng beeg jàngale bi yow professeur d'université nga mu doon lu ma métti man en tant que journaliste chaque année rek syndicat yi delluwaat moom ca boy ga bu ñu demee ba mois de mai mois de juin ñu def ay accords sauver une année scolaire mais en sacrifiant l'avenir de beaucoup d'étudiants et d'élèves parce que quantum horaire bi duñ ko respecter jamais. waaw xam nga ñun li taxaw ñu am yaakaar ci dialogue national. moo di ne dañu bëggoon. bu ñu defee dialogue national jàmm ne ñooy kenn dootul yooxu. kenn dootul gréew xale yi daanu jàng bu normal. bon man xaw ma yan conclusion la ñuy génne ci dialogue national bi. ci affaire éducation bi mais li ma xam rek moo di ni atmosphère bii ni mu demee nii du atmosphère boo xam ne day ànd ak xel mu dal ak xol bu tàlli pour que jubóo bi mën a am mais damay ñaan conclusion yi indi jàmm. léegi nag dañuy xaar conclusion yi génn. waaw mais balaa condition yi en tant que universitaire niveau bi nga xam ne dafa baissé te dara warulu ko lu mooy depuis année 80 ba léegi chaque année ñuy vivre des grèves répétitives te musul am solution boobu ba léegi. waaw moo tax il faut que ça s'arrête quand même. mais moo laalee bu état bi patriotul enseignants yi ndénk te patriote xool tuuti ci avenir yi xale yi. ñëpp war a nekk patriote état bi enseignants yi parents d'élèves yi xale yi ci seen bopp. ñëpp war a nekk patriote. moo tax lépp lu ñuy déggoo na nekk ci kaw lu mën a am ak lu war a am lu mën a am ak lu war a am n'est-ce pas. te buñ ko xaatimee ba juboo ci ku ci nekk muy état muy enseignant muy élève étudiant ku ci nekk nga respecté la ñu tëral affaire u tëral la. affaire u xaatim tëral. kenn du def naka su dul noonu. yëf bi foofu nag la moo tax may revenir ci dialogue national bi. dialogue national bi damay ñaan mu indi loo xam ni grève dootul am pendant 40 ans au Sénégal. 40 ans ñeent fukki at kenn dootul dégg grève en tout cas kenn dootul dégg grève bu garaaw. waaw ndax droit à l'éducation. dafa essentiel. droit à l'éducation moom mooy nit mooy réew bu fekkee ni nag xale yi seen jàng demeewul noonu dafa sooke ressources humaines de qualité pour mu am day jafe léegi gis nga xale yi pour nga gis koo xam ni sax day mën a wax bu normal dafa jafe moom communiquer même jàngalekat yi ñu ci bare même jàngalekat yi ñu ci bare bu ñu waxee da ngay jaaxle nga xeeb leen bon donc ñun li ñu bëgg mooy njàng mi jaar yoon ndax suñu réew mën a nekk ci réew yi nga xam ni daañ leen ràññee waaw réew mu ñuy ràññee moom day doon réew buy xeex corruption maanaam guerre ndax guerre réew bu mu am rek dina métti mu dem ca kanam rapport yi nga xam ne suñ corps de contrôle yi dañ koy def te classé sans suite lay doon ban jàngat nga ci amal professeur. mais loolu xam nga normalul loolu wax nañ ko wax ba xanaa dañ koy fàttaliwaat rek ni que rapport de contrôle yi
bu fekkee dañu ne bonne gouvernance vertueuse bu rapport yi ñëwee war nañ koo saytu jébbal ko ñañ ko war a jébbal ñoom ñu xool lan lañ ci war a def du dëgg ñu def ko nag en toute égalité bañ a def xàjj ak seen kumba am ndey kumba amul ndey voilà lu jëm ci OFNAC yi mu mujjee génnee xanaa fi mu ne nii bal bi ci camp procureur la nekk moom mi doon wax yenn vice de forme yi amoon ca rapport bu njëkk ba xëy na bii nii moom dina ci doxal ay tànki kanam. nañu xaar. wait and see. wait and see d'accord wait and see kon professeur ñu jaajëfal la bu baax bàyyi la nga tàggatoo. li may tàggatoo mooy dañu nekk ci période 8 mars journée de la femme. ma bëggoon lool ñu wax ci mbirum leadership féminin dafay nekk une exigence une urgence parce que dañu seetlu ni fépp foo laal jigéen ñi léegi wane nañu pas-pas ak mën-mën boo xam ni yaakaar la pour askan wi ma bëggoon nag ñu faydal ko lool le leadership féminin fépp fu ñu mën a laal muy mbirum entreprise yi donc ci koom-koom muy mbirum santé muy mbirum fépp foo laal daal ñu jël jigéen ñi teg leen ca place ba war même ci mbirum présidence de la république xam nga lu tax jigéen dañu saytu ci moom ay jikko d'abord jigéen la day am yërmande lu am solo la waaye jigéen ñi dañu am ay jikko yoo xam ni ci mbirum bëgg lu baax ci mbirum jub ay benn ngay seet gis ci ñoom ñoo xam ne jubuñu gis nga boo leen lebalee xaalis dañu koy defar ba mu baax delloo la buñ la waree delloo dañoo am jom waaw ragal gàcce te ñu nekk ñoo xam ne seen njariñ ci biir famille nee na ñun ñooy diggu ginnaaw ci biir famille fépp foo dem daal jigéen ñi ak santé donc leadership féminin yaakaar la léegi ci askan wi te bu fekkee ni valoriser wuñu ko askan wi day perte gis nga bu ñu ne présidence de la république madame Ellen Johnson Sirleaf waaw xoola président yi ñëwoon avant moom Libéria ñoom Charles Taylor ak ñoom président yi bi ñëw après moom moo leen raw foofu nga dem Allemagne Angela Merkel moo sut ña nekkoon avant moom surtout nag Hitler te moo nar a sut kuy ñëwaat après waaye doo dem Brésil Dilma Rousseff gis nga niñ ko def ndax jigéen la complot ko ba génnee ko fa waaw mais loolu kuy perte kuy ñàkk askan wi kon doon nañu seet loolu te leadership féminin waaye ñu valoriser ko suñu réew dañ ko laaj léegi xoola soxla la yaram yee ko soxla waaw mais professeur leadership féminin boobu pour ñu valoriser ko jigéen ñi dañoo war a joxante loxo ndax jigéen ñi ñoo ëpp ci population bi te bu voté di am ñoom ñooy voté en majorité góor ñi ba ñuy falo boo demee itam ci société bi ci askan wi ci suñu dundin suñu nekkin jigéen ak moromam du ñu mayante dara nag nañ waxante dëgg jigéen buñ bëggee dem ci kanam il faut ñu jàppalante xoolal xam nga ñetti yëf la jigéen ñi soxla tey la conscience xam ñooy ñan te càmmiñ yi jàppale leen ci xam ñooy ñan confiance wóolu seen bopp boo xamee yaay kan da ngay wóolu sa bopp beneen bi mooy responsabilité xam ni ñoom dañu am responsabilité ci famille yi responsabilité ci société bi responsabilité ci àddina bi kon bokk ñu jël yooyu yëpp taxaw nag ndax askan wi daf ko soxla tey ñu ñëw ko récapitulation nga ne jigéen ñi dañuy soxla conscience c'est-à-dire xam ñooy ñan ak seen i jikko yu baax xam seen gëdd ak seen i valeur seen gëdd confiance seen njariñ wóolu seen bopp confiance boo wóoloo sa bopp waaw ci ngay mën a ñemee dem nag daf ci baax ak ñu ko mën responsabilité waaw responsabilité bi maanaam ñu ñeme cee dugg ñu dooleel leen ñoom ñoo war a d'abord am ñeme joxe seen responsabilité ñëpp nag war cee jàpp ndax njëriñu askan wi la waaw mais nag ñoom góor ñi duñ leen ko nangoo jox
ndax ñoo mën góor ñi seetlu woon ne ci milieu travail boo mën ci gis góor ñi moom mooy jigéen ñi dara parce que xam na ne bu jigéen ñi fëlee rek kenn du leen gis. yëf yi nag noonu la xoolal xam nga góor ñi. dañu xeex. ak ñoo tiit jigéen ñi. dañu xeex. ba am ay position boo amee position da nga koy ŋànk. dañ ciy waaw langaamu da nga ciy langaamu. waaye jigéen ñi nag ñoom it nañu xam seen solo non seulement seen solo mais seen wareef. responsabilité jigéen wareef la. wareef la waaw li jigéen dañu war a nekk des gens utiles am njëriñ. askan wi moo ko laaj tey ci fànn yëpp. am nañ ko ba pare ndax boo yeewoo 4 heures du matin. gis ci car yi Ndiaga Ndiaye yeeg car rapide yi ay jigéen kese koy fees. jubali marché te ñu bàyyi di leen métital. ñooy njëkk a yeewu ñooy mujjee tëdd. te ñu bàyyi di leen wan ni. dañ leen xeeb. xeebluwul loolu nag loolu rek. ku xeeb jigéen xeeb bopp. jeex na. yow sa wax nga ko jaajëfal naa la xam nga lii moom ci 8 mars mënuñ am lu ko gën maa ngi lay jaajëfal bu baax. jërëjëf Ndeye Fatou. jërëjëf ñuy jaajëfal bu baax suñu auditeur ak téléspectateur jaajëfal sama xalifa El Hadj Saliou Beye moom xooxatalul benn jigéen ànd ak jigéen moom yomb na ko ndax am na xolu muñ ñu ngi lay jaajëfal bu baax El Hadj di jaajëfal Dieyna Dabo Ba ki nga xam ne mooy suñu monteuse du ñu fàtte Pape Maguette Gueye ak oustaz Assane Diouf jaa ngeen jëf jox leen rendez-vous beneen